asalaamaaleykum mbokki téléspectateur RTT TV tey nag ñu ngi leen teewal fii nga xamante ni mooy manufacture ànd ceeg regroupement tailleur de Thiès yi muy 8e édition bi ñuy amal seen défilé yi tey nag muy bés bu mag bés bi nga xamante ni tey tailleur yi dañuy sajj wane modèle yi incha allah léegi nag duñu def rek lu dul ànd ak yéen ci biir dékk micro yi suñu tailleur yi ñu wax leen nan la ñuy préparer bés bi. waaw mbokk yi comme niñ leen ko waxee woon rek mbokki téléspectateur RTT TV ñu ngi toog ak tonton Baye Sidi muy kenn ci. waaw mbokk yi comme niñ leen ko waxee woon rek mbokki téléspectateur RTT TV ñu ngi toog ak tonton Baye Sidi muy kenn ci membre fondateur regroupement des tailleurs de la région de Thiès ñu dégg ko sunu micro rek tonton ñu ngi leen nuyu. waaw maa ngi leen di fay. waaw tonton Baye Sidi tey ñu ñëw fekk la fii nga xamante ne mooy manufacture des arts ci défilé bu mag bi nga xamante ne moom lay tailleur yi di amal chaque année. waaw loolu ba ma ci laajee dinaa ci sawar a tontu ginnaaw loolu maa ngi nuyu nag ñëpp rek di jiite ci nuyoo bi président Mamadou Seck ak ensemble bi muy liggéeyal ci bureau bi ñëpp rek ñu ngi leen di nuyu di am fierté ci question boobu nga ma laaj ma teew fii ci 24 décembre bi muy chaque année annuel la daal boo xam dañ koy def chaque année. waaw tey jii mu nekk 8e édition bi lan moo waral ngeen taamu 24 décembre. waaw xam nga tey ñoom dañoo baaxoo di xool ni ci yu bari ci feet yi lañ koy def bi ñu xalaatee nag ci président Ndiaga Wade ci lañ ko tàmbalee woon ñu di ko def ci feet yi biñ ko defee nag suñu borom di def muy am réussite ñu xam ne kon moo date bi ñu jàpp date bu am solo la ndax le fait que chaque le 24 décembre léegi tey dañ koy def muy date boo xam ne c'est annuel ñu di ko def président Ablaye Ngom ñëw en 2014 di ko def président Mamadou Seck ñëw en 2021 moom tam di ko répété waat ñu koy ñaanal moom tam li mu ci naal yëpp yàlla ko sama borom mottali di encourager tamit xale yi nga xam ne gis nga leen comité d'organisation bi bàyyi coro di seen président gis nga seen taxawaay tey fan yëpp ñoom kenn noppaluwul bàyyi wuñu ñu ngi fi ñëw nekk ci di jàpp ci taabal yi di yenu bagage lu ne ñu di ko def moo vraiment moo la xam ni booloo rek mooy doole. te ànd bi ñu ànd bu sincère la xale yi dañoo respecté mag ñi yërëm xale yi moo tax regroupement bi nga gis ni muy demee rek saa su ne su organisé rek macha allah. waaw tontu ñu di la laaj ndegam autorité yi ñu ngi dugal seen loxo bu baax ci défilé bi nga xamante ne moom ngeen di amal est-ce que yéen a ngi ciy gis seen bopp ci par rapport ak autorité yi. waaw autorité yi nag des na duñ ñu nag lépp ñëw na mais saa boo leen tuddee bis bi dañ ci def seen kéemtalaay kàttan waaye day am lu des loolu des nag xëy na ñu ngi ciy liggéey nag ñu ngi ciy dëkk di liggéey pour bu ko defee ñu xam ne dañoo bokk ci secteur bi parce que li koy wane rek mooy yaa ngi nii ubbi télé pour artisan yi. li nga xam ne da nga ko bëgg a jàllale mën nga ko jàllale ci site bi nga xam ne moom nga yor kon donc autorités yi fi nekk à chaque moment dañ leen di woo ci li nga xam ne ci la ñu nekk muy secteur artisanat bi ci la ñu nekk ñu ngi leen di woo ci loolu ñoom tam ñi ngi def li ñu mën mais lépp ñëwul nag mais ñi ngi leen di remercier bu baax a baax ndax saa bu ñu bis bi ñëwee dañ ko tuddee kenn ci ñoom muy doomu Thiès te mu ñëw def ci dooleem ak li mu mën ànd ak i bokkam loolu ñu ngi leen koy saluer bu baax di leen ñaanal ñu gën ko man waaye daal am na yi des ñu des. est-ce que du ñoom tamit dañuy toog di xaar ngeen ñëw ne leen kat bëgg nañu lii ak lii ak lii est-ce que du ñoom tamit xëy na loolu la ñuy xaar bañ a toog rek ngeen di leen tuddee ñuy doog a ñëw def. waaw ñoom ñoo ñu gën a informé wu sax ndax ñoom seeni nit fu ne la ñuy nekk parce que boo nee leader politique rek ay nitam fu ne lay nekk ñoom seen nit ñi tooguñu benn place kon lu bari ñoom dañ koy am ci ay information parce que tamit boo dee xool regroupement bi marché yi ñoom la ñu fédéré. lu fukki marché yeeg ñeent ci Thiès la ñu fédéré ñu nekk regroupement des tailleurs département de Thiès léegi soo xoolee ci fédération ba bu ñu def déggoo wolof naan ku dee ci marché yaa tàggee sa bopp pour nga jàllale information ci marché lay gën a gaawee kon regroupement bi activité bi muy def ci dëkk bi mi ngi jàll à 100% xëy na nag autorité bi mën na ko dégg di xaar pour nga ñëw wax ko li nga soxla moom mu def ci li mu mën loolu tamit ñu ngi ciy def suñu kéem lay kàttan moo tax ñuy waral bis yi ñuy am di leen ko tuddee buñ ci ñëwee ñu mën cee waxtaan ak ñoom xamal leen suñuy bëgg-bëgg ak li ñu manqué ñoom tam ñu partagé ak ñun comme doomi Thiès lañu ñu xool nan la ñuy jàppalee ñu xool nan la ñuy jàppalantee ba Thiès jëm ci kanam. waaw ma doon la laaj rek ndegam yéen mag ñi yéenay défilé wala da ngeen a bàyyi ak seen jarbaat yi ak seen rakk yi nga xamante ne nii ñoo doogay dugg ci métier bi ñoom ñooy défilé. macha allah loolu moom dina neex a tontu nag wax dëgg yàlla parce que boo xoolee président bi jeune la ñun ñii daanaka ñooy membre fondateur yi en 2009 ba léegi ni ñoo ci nekkoon di ko doxal
waaye nag bi ñu ñëwee ren en 2021 bi dañu leen jiital xale yi soo xoolee ci comité d'organisation bi ñu ne ñëpp ay xale lañu ba ci Mamadou Seck mi jiite regroupement bi xale la ñun dañ leen di magal si rek ñëw toog di leen wax lii baax na comme gis nga 5 taabal yi bu ñu tegee mën leen da ngeen di def nii parce que nii ngeen ko war a programmer ak nii ñun xel moom lañ leen di mottalee parce que ñoom ñoo yor doole ji di ko def ñun xel mi lañ yor di ko def moo tax man leen di mention spéciale xale yi parce que ñoom dañoo respecté mag ñi yërëm leen moo tax ñu jiital leen ba pare mais bàyyi wuñ leen dañ leen a jiital ba pare di leen doole xalaat bañ leen a faqastal di def li mag ñi di wax jiital nit ba pare di ko faqastal dañ leen di bàyyi ñuy dem mais bu ñu gisee lu ñu leen mën a joyanti rek dañ naan leen def leen nii te dañ koy rafetlu ñoom daal di koy réparé ci tàng-tàng bi kon kooku neex naa àndal ki bëgg fu mu fanaan bu ko koy wéttali moom tëjal bunt bi du leen boole kon daana loolu moo nekk ci regroupement bi vraiment loolu lañ ci gis nag. lan ngay wax kii nga xamante ne mooy président Mamadou Seck. waaw président man kay xanaa dama koy doolee ñaanal rek ndax mi ngi ci lancé bi ñu soxla muy góorgóorlu fexe ba tailleur yi di wane seen produit fexe ba li ñu nekkoon nga xam ñoo ko sumboon ñun mag ñi teg ko fi nga fexe ba mu gën a dox te mi ngi ci tànk yooyu vraiment tey jii boo xoolee si bii ñuy waxtaanee muy RTT TV ci xalaatam la bokkoon ci bi muy dem campagne vraiment fexe na ba taxawal loolu kon nan ko ñaanal ba pare jàppale ko ndax bu ñu ko ñaanalee jàppale ko bu njëriñ ñëwee ñun ci ñun ñëpp lay law ci ñun ñëpp lay baax kon loolu dama ciy woo sama mbokk yëpp di ci taalal artisan yëpp loxo wane ndamal Modou Seck moom sunu ndam la parce que regroupement bi ñun ñoo ko moom ndax lu ma koy faral di wax ne leen regroupement bi man sama doom la ndax maa ko ngénte maa ko tudd kon sama doom la kon ku ne yar doomam nag boo sañoon sa doom kenn du ko gën kon ci laay wax toujours ñu gën a jàpp gën a booloo nekk benn day yéenante jàmm tey gën a jàppale di ñaanal nag yéen ñi nga xam ni ay jeune talent ngeen ne ci affaire yi tamit ñu leen di ñaanal suñu borom gën leen a dëgëral te itam defal leen ay xéewal wasalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw kon yéen a dégg li suñu nijaay Baye Sy di wax léegi dañuy ànd ak yéen rek ba tey doxal suñuy programme dekkaat beneen tailleur suñu micro ndax tey jii tailleur yee aye. ba tey rek mbokki téléspectateurs yi comme niñ leen ko waxee woon rek ñu ngi taxaw ak Malick Fall muy vice-président regroupement des tailleurs de la région de Thiès en même temps aussi mu nekk président marché Grand Thiès ñu ngi lay nuyu. waa maa ngi leen di fay waa RTT TV di leen jaajëfal di rafetlu bu baax seen liggéey di wax macha allah ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. waa tey jii ñu ñëw fekk la fii nga xamante ne nii mooy manufacture ngeen di amal défilé bu mag bi nga xamante ne tey mooy 8e édition bi waaw ñu doon xool tey jii nan ngeen di doxalee seen programme ak nan ngeen di organiser woo tamit. waaw alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax di wax j'espère que ni c'est pas la première fois regroupement des tailleurs de la région de Thiès di organiser défilé de mode muy 24 décembre. defe naa bi mooy sunu 8e édition xanaa di def rek dañ ko daan defee mais di am tamit ay innovation yi nga xamante ne dañ ko ci dugalaat parce que le président Mamadou Seck mi nga xam ne moom la yàlla dogal mu nekk fi de passage nag ñu ngi nuyu le président sortant le président Ndiaga Wade di nuyu aussi le président Abdoulaye Ngom gàcce ngalaama ñoom ñi nga xam ni wax dëgg yàlla ñoo taaw regroupement bi ba wax dëgg yàlla tey ñu dem tey bay feete suñu 8e édition wax dëgg yàlla Mamadou Seck nga xamante ne jeune la mu ñëw di ko piloté wax dëgg yàlla ñu gis si macha allah engouement bu am solo nga xamante ne tous les jeunes ñu ngi fi mais tous les présidents marché aussi ñu ngi teew aussi wax dëgg yàlla di fexe rek bis bi képp fi ñëw li nga xam ne regroupement des tailleurs de la région de Thiès tant que dafa am taxawaay boo xamante ne dañu bëgg képp koo xam ne artisan nga képp koo xam ne maître tailleur nga nekk ci dëkk bi ak ci région bi nga xam li ñuy liggéey lan la mooy bëgg a innover bëgg it artisan ci boppam yëg ni carrément dafa bokk ci réew mi. est-ce que tamit tailleur yëpp génn nañu est-ce que tailleur yi mobilisé wu nañu ñëw jàpp ci comme niñ ko war a defee. waaw xam nga tailleur yi jàpp naa ne incha allah ñëpp dañuy génn parce que nag lii bisu tailleur yi la. bisu regroupement des tailleurs de la région de Thiès la te aussi marché yi tous les présidents ñu ngi fi man président marché Grand Thiès la xam nga en même temps di vice président ci regroupement bi mais yeneen présidents yi ñu ngi fii nii tey jii xàmmewu ko président ak ku dul président parce que dañu bëgg rek ñëpp jàpp ñëpp defar parce que loolu mooy njëriñu tailleur loolu mooy njëriñu aussi artisan ci tànk boobu daal
ci la président Mamadou Seck di xeetal nit ñi pour ñu dox ci pour jëm ci kanam kon Mamadou Seck ñu ngi koy gàcce ngàllama ci loolu te it am na yeneen innovation yoo xamante ne mi ngi ci kanam te incha allah jàpp nañ ci kanam lépp dina gën a baax waaw. kon président ñu ngi lay jaajëfal. waaw ñu ngi leen di jaajëfal macha allah di rafetlu seen liggéey di sant bu baax a baax nag waa regroupement bi yëpp particulièrement aussi Grand Thiès bi nga xam ni maa leen jiite. di leen remercier bu baax a baax incha allah fii moom ngoon beneen affaire lay doon. dina wàcc daal day wàcc ba zéro macha allah. kon yéen a ko déggandoo ku bëgg robe bu rafet wala nga bëgg xool sañsa bu rafet muy góor di jigéen yëpp ñu ngi leen di woo ngeen ñëw seetaan si défilé bii nga xamante ne moom la tailleur yi amal. mbokku téléspectateur RTT TV ba tey rek ñu ngi taxaw ak ki nga xamante ne nii mooy Baye Thioro mooy président d'organisation bi Baye Thioro ñu ngi lay nuyu. waaw ñoo ngi lay fay soxna si. tey ñu gis la tey jii fii nga xamante ne mooy défilé bu mag bi nga xamante ne moom la tailleur yi di amal chaque le 24 tey mu nekk 8e édition bi ñu gis la ci wàllu organisation bi. waaw défilé le 24 bi défilé annuel la quoi chaque année dañ koy def presque mooy défilé bi gën a mag booy xool Thiès fii waaw te regroupement des tailleurs de la région de Thiès di ko organiser man ma nekk président organisation bi depuis 8 ans tamit ñu ngi koy piloté vraiment yàlla duñ ci may ay résultats yu rafet di ñaan tamit bi tamit suñu borom may ñu ci ndam yu yëpp ñu daan am ci yële passé quoi vraiment. waaw comme ma dégg sànq rek wax nañ ma ni depuis 9 ans yaa nekk président d'organisateur bi mu mel ne kon gars yi jox nañ la bopp de. waaw loolu moom dëgg la gars yi jox nañ bopp parce que président bi sortant bi Abdoulaye Ngom ñaari mandaam yëpp man la wóolu ci organisation jox ma ko xam nga bi président Seck sax gagné élection yi dama ne ko woon man xam naa rek may xoolal beneen poste quoi parce que organisation yàgg naa ci te vraiment su ma sañoon jox ñeneen ñi ne sama ginnaaw tamit ñoom ñu kii ko mais ñoom. vraiment nanguwuñ ma jógee ci organisation quoi. ñoom dafa mel ni kon dañoo def l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. waaw xam naa noonu lay demee nag quoi. waaw mais gis nga organisation bi gis nga bu ñuy organiser loolu tax affaire bi di am réussite daanaka ñëpp dañ siy jàpp gisoo président yaa ngi gis président ak membre regroupement bi yëpp vice président yeeg secrétaire ñëpp dañ ciy jàpp. suñu soxna yi xam nga ñoom it ñoo ngi ci moo tax organisation bi day yomb quoi moo tax yàlla dañ ci may ndam. kon mu mel ni di nga pare nii balaa heure bi di jot. waaw incha allah dinañ pare waaw balaa heure bi jot dinañ pare. waaw daanaka presque liñ dese bëriwul sax. waaw balaa heure bi pare dinañ pare parce que dañoo war a teel a pare. dem sangu ji sañ sa lu rafet ñëwaat comme waaw balaa gan yee ñoo ñu fëri njëkkaat quoi incha allah. waaw kon yéen a nar a njëkk a taaral bés bi. waaw ñun ñooy njëkk a taaral bi xam nga bisub téer la quoi. bisub téer am day taaru sañ sa yi moom mooy loolu. waaw noonu lay demee quoi moo tax ñun bu ñu paree nii ci kanam rek dañuy dem sangu. sañ lu rafet ñëw xam nga xaar suñuy gan quoi waaw. kon Baye Thioro ñu ngi lay jaajëfal. waaw kay jërëjëf yow it soxna si vraiment yéen tamit ñu ngi rafetlu seen liggéey yéen waaye RTT TV vraiment liggéey bi rafet na artisan yëpp gis nañ seen bopp vraiment yàlla na yàlla yokk télé ba mu nekk ay télé yu mag a mag a mag ba àdduna bi yëpp di ko seetaan incha allah. waaw kay jërëjëf. mbokku téléspectateur RTT TV yi ñu ngi kontaan bu baax ci seen teewaay ba tey rek ñu ngi toog ak ki nga xamante ne ni mooy Birane Wade moom nag muy président wu jeunes yi regroupement des tailleurs yi mu mel ni nag kenn mënul wax tailleur te waxuñu jeunes yi aussi sëñ bi ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna si. waaw yow yaay président wu jeune tailleur. dëgg la effectivement. maay président des jeunes regroupement des tailleurs. waaw tey jii moom jeunes yi moom lan mooy seen taxawaay ci bés bi. waaw jeunes yi moom seen taxawaay mooy pas-pas ak ngëm-ngëm ak jàpp regroupement bi ak di ko doxal gisoo benn paa tey buy ñëw di participer ñu la paa la mooy défilé participants yëpp ay jeunes lañ kon moo tax ñu gën a war a gën a mën a recenser jeunes yi dugal leen ci regroupement bi ñu gën a xam la mooy njariñu regroupement bi parce que regroupement bi dafa war mooy génne mode Thiès te Thiès mode bi dafa war a génn. loolu mooy yoon moo tax chaque jour ñu ngi recensé ci jeunes yi ñu mën a gën a jegee regroupement bi di ci doxal bokk ci et puis regroupement bi lépp loo xam ne njariñ la dana ko indil ko jeunes yi pour ñu liggéey ci jàpp ci loolu. waaw mu mel ne tamit ku wax jeune wax mode dëgg la mais tamit maanaam génération bu ñëw ak li muy àndal génération bu ñëw tamit ak lañ ca war a ñëw mu mel ni mag ñi nii seen génération ba woon nañ daan ñëwee ak léegi ni jeunes yi di ñëwee duñu benn moo tax kon day baax boo demee ba nga xamante ni magal nga bàyyi jeunes yi ñu doxal te yéen est-ce que gis ngeen seen bopp bu baax ne ñu ngi leen di bàyyi ngeen doxal.
waa ñi ngi bàyyi jeunes yi ñuy doxal parce que li tax jeunes yi di doxal boo xoolee ñi ngi développé ay formation yoo xam ne ñu ngi koy defal jeunes yi parce que mode day changé moo tax chaque jour ñun suñu liggéey ak président Mamadou Seck ñuy fexe di décrocher ay formation yoo xam ne dañ koy def pour jeunes yi affilié wu ci regroupement bi ñu gën ko am parce que ñu jeunes yëpp formel parce que loolu mooy suñu mission moo tax formation yi baax na ci parce que mode bi day changé te comme yaa ngi dem ay formation di ci participer dina am benn renforcement de capacité bu muy def ci jeunes yi ñun suñu rôle loolu mooy suñu rôle ci regroupement bi fexe jeunes yi employé des jeunes gën a dox jeunes yi taxawaalu aussi xemem regroupement bi ba pare bu jeunes yi di am formation xale yi ñu formé seen formation dina gën a baax ñaareel ba xale yi daan yàkkamti métier aussi dina dañ toog gérer seen métier ba seen patron gërëm leen loolu mooy suñu mission aussi marché yëpp war nañ fa samp commission bureau jeune boo xam ni regroupement bi bi ma tabee marché bu ne dañ fa war a def bureau jeune su ko defee jeunes yooyu ci marché bi ak ñi nga xamante ni ñi ngi entouru marché bi dañoo affilié wu ci marché bi bu ko defee jeunes yooyu dañuy ñëw jege si regroupement bi su ko defee lépp loo xam ne xam-xam la lépp loo xam ne war nañ ko jariñ ci mode su boobaa dinañ ko waxtaanee ci regroupement bi te président Modou Seck lépp loo xam ne njariñ la rek mi ngi koy def pour jeunes yi gën a développé ci kanam. mais léegi est-ce que léegi bareeti na ku jàngal nit xale ba ber ko est-ce que léegi loolu bareeti na ndax léegi xale yi dafa mel ne dañu yàkkamte ak jakarta yi nga xamante ne moo xew ci dëkk bi ku ci nekk da ngay bëgg a am daal di génn teel ci métier bi dem di dawale ci jakarta. waaw loolu moom am na lu muy yàq lu bari mais niveau des ñun jeunes yi ñu ngi ci liggéey bu am solo te war nañ def ay journée sensibilisation yoo xam ni dañuy fexe ñi nga xamante ne ñooy xale yi toog ci métier yi ñu tàmbalee ko ci patron atelier di ci waxtaan ak ñoom it ñuy yërëm xale yi buñ dee yërëm xale yi di leen comprendre xale yi dinañ mën a toog aussi patron yi tamit di yërëm gone yi tamit seen parents yi bañ leen a bundu xatal ci kër yi parce que bu fekkee nit dafa ñëw Jakarta kii di jàng métier kii mën a ñëw may yaayam 2000 wala 1000 francs yaayu kee tamit day foog ni kii amul ni dafa war a bàyyi il faut parents yi jàppale jeunes yi jàppale leen bu baax a baax bàyyi leen ñu jàng seen métier su ko defee loolu dina dimbali xale bi ba yenn yi du ci dugg mais sa morom yaa ngi may teraloo sa yaay da ngay taxawaalu da ngaa bon wala loo liggéey da nga koy caaxaan nañ bàyyi xale yi ñu jàng métier. waaw mu mel ni boo dee jàngi école sax dañ lay bàyyi ba nga terminer kenn du la laaj dara au contraire ñoom ñooy génnee seen poche di la defal mais le fait que yow ñu ne yaa ngi jàng métier rek ñoom du ñu xalaat ne xale bi kat xamagul dafay jàng ñoom pour ñoom bu wàccee rek dafa war a mën a jëw yëkkati benn 2000 wala benn 5000 daal di jox ki nga xamante ni mooy yaayam. déedéet man li may faral di wax gis nga may ma junni tey ma lekk ko bu ñu demee 5 ans dama koy fàtte mais nga conseillé ma loo xam ne njariñ la kooku ba may dee du ma ko fàtte moo tax nit ñi il faut que ñuy bàyyi xale yi ñu jàng parce que bu ñu demee ci école bi jàng ni ñu war a jànge seen parents yi ñoo leen yore lépp mais ñun dañuy ñëw suñu atelier yi ñun yenn xale yi yaa leen jëndal ndékki yenn xale yi bu événement jotee bu ñu amul yaa leen di jox xaalis ñu jënd seen besoins yi ñu soxla kon nag ñun te ba pare xale bi bu yàqoo ci école bi ñun lañ koy indilaat kon ñun dañoo war a ñoom parents yi ñoo ñu war a dimbali ci gone yi su ko defee xale yi di gën a toog jàng seen métier ni ñu ko war a jànge tañ bàyyi patron yi tamit di yërëm gone yi ba pare tamit patron yi ku ci jàngal xale ba mu toll ci mën a gérer atelier bàyyi ko mu dem parce que mu dimbali ay waajuram mais nit it warul te mën a sax ci atelier xale bu def 10 ans ci atelier loolu c'est pas normal parce que nit tamit war naa bëgg dara xale bu ñu dem ba xam ne kii war nga koo gërëm mokkal na qualifié na te jamono dafa métti te ku ci nekk sa waajur yow lañ yaakaar côté boobu tamit patron yi di ko bàyyi xel bu ñu demee ba ci kanam tuuti gis ni kii kat vraiment mën na métier am qualifié na nga teg ko ci raay bi gunge ko mu dem liggéey pour mën a jariñ boppam ëllëg. mu mel ni li ñuy wax aussi am na solo parce que xale mooy dooni magu ëllëg ndax tey jii nii kat dañuy gis patron bi des fois mu yore xale teg ko ci biir atelier wam xale bi war a mën a jàng dagg jàng ñaw jàng lépp mais non yow da ngay préférer daal ne kii kat wa amal na ma njëriñ sama yónnent yu sew yi moo ma koy dem doxale ji wala nga ne kii kat su ma ko bàyyee mu dem wala ma jàngal ko day gaaw a génn te kon du ma am ku ma yónni ndax des fois loolu da nga koy gis xale yu ci bëri soo nee lu tax yow demoo ci tailleur ba mu ne non man su ma demee dañ may yónni dañ may attaayaloo te xam nga loolu tamit mënul ñàkk. xam nga boo gisee xale ñu lay defloo yooyu parce que doomu aadama dañ koy wax dafa am ñoo xam rëy dafa nekk ci ñoom boo xoolee maam Cheikh Ibrahima Fall
ñu daan tarbiyee gone yi ak mag ñi nga xamante ni ñoom la nekkaloon dañ la daan dindi rëy ci yow xale bi ataaya bi nga koy ataayaloo day dindi rëy ci moom parce que am na ñoo xam bu ñuy ñëw dañuy rëy boo leen raxasloo kudd wala def sarax dañuy mer te loolu mënul ñàkk ci atiyee parce que day tax mooy dindi ci yow rëy du caaga ne nag emprunté da nga ko war a jël ko ataayaloo déedéet dañ la sant métier ci moom ëllëg man bu ma yoree xale mu leer na ma kii xelam dafa naqari sax dinaa teel a jël samay responsabilité woo ay waajuram ni leen kii kat xel mi neexul ci métier mi ñu génne ko mu dem lambi leneen sinon boo ko bàyyi sa atiyee day tardé te bu tardé après loolu daanaka yow yaa ko tardel ku xool xale mu nekk sa atelier mu leer na kii xel mi neexul ci ñaw libéré ko nga ko ay way juróom bu mënee xool beneen métier boo xam ne xëy na dina ci yow nga bàyyi ko mu dem moo gën ngay téye xale bi ba mu yàgg mu tardé ñaari yoon te loolu baaxul ci xale bi daal waaw te lépp loo xam ne luy tardé xale la nañ ko bàyyi te bàyyi xale yi ëllëg mooy ndaw yi ëllëg te wër nañu gën a mën a delloowaat ci corps de métier yi ndax fi ñu toll nii boo xoolee métier dafa tàmbalee raar te des na tuuti ci kanam nga gis koo xam ne noonu la mën a defal bunt wala fenêtre wala maçon bu la tabaxal day manqué kon nag xale yi gën a jàpp artisanat gën a renforcer métier yi xale yi ñu gën a bàyyi xale yi ñu liggéey ci seen jàng mi seen teeyu bakkan ba pare yi nga xam ne war na ak diggante waajur yi ak patron yi ñu koy waxtaane ba pare xale bi bu tàggoon day liggéey si man ni may wax da nga yegg si man damay wax loolu chaque jour xale bu nekkee ci yow du jàngal métier bi rek mais da nga ko war a yar parce que yar gi dafa am solo ndax boo ko yarul ëllëg nga jàngal ko métier te yarul itam daanaka amul sens li nga def ci moom amul njariñ kon xam-xam bi nga doon suuxat ci gone gi daanaka mënoon naa ñàkk ñun dañuy boole yar ak jàngal xam-xam. waaw ndax xale bi tamit suba lay génn këram. ba ngoon mu doog a duggaat kon kooku parent bi du am temps aussi pour yar. mais yow mi nga xamante ni yow la ñu jox tamit pour nga jàngal xale bi métier war nga doon éducateur boo xamante ne nii tey xale bi fu mu génn tamit dañ koy naw ba yow parents yi sax dañuy xam ne kat yow mii ñu jox seen doom yow amal nga leen njariñ. waaw dëgg la mooy comme li ma la wax rek mooy da ngay boole yar parce que xale yi bu fekkee ñoom dañuy ñëw di nekk ci ñun temps bi ñuy def sax en général mooy ëpp temps bi ñuy def ak seen i waajur kon xale boobu war nga koy seetlu bu fekkee heure bi mu daan ñëwu ko war nga koo waxtaan ak moom parce que nit des fois mën na nekk jafe-jafe wala ñu koy liggéeyloo seen kër parce que xale bi jàngi dañ koy bàyyi mu jàngi heure normale ki nga xam dafa war a jàngi ñaw kooku dañ koy téye raxasal ndab yi doog a dem te yooyu day indi faqasal sa diggante xale bi te bu fekkee ñëwul war na mën a woote moom xale bi ne lii moo ma téye nga xam ne lii la su ko defee defaat ko te nga xam ne kii xëy na dafa nar tànk boo xam ne jubul wala dara nga convoqué ay parents waxtaan ak ñoom parce que xale yi ñun ak parents yi ñun ñoo yem ci ñoom parce que seen i kilifa lañ cër bi ñuy def ci ñoom seen parents mënul leen ko kon boo gisee xale bi tàmbalee changé rek li war mooy nga woo parents ngeen bokk waxtaan xool nu ngeen jubbantee xale yi parce que xale yi des fois ñëw ci xale yi jubbanti yu dëng sax mais da ngay jëf te yàlla tax parce que ñun artisans yi dañuy jaayante ci xale yi parce que école moom boo defee ay bêtises dañ lay dàq mais ñun dañuy gis ku ñuy def bêtise wala ñu jëlal la mais dañuy fexe du ko jooju ne ci moom ñun dañ koy dindi moo tax may lancer appel secteur artisanat il faut ñu jàppale artisanat yi bu baax parce que artisans yi ay jàmbaar lañ ay bonne volonté lañ kon war nañ leen a jàppale bu baax a baax parce que li ñuy def ci xale yi defe naa ni sa école français yooyu ngay dégg ñoom defuñu ko te ñun dañuy jàngale jamais ñun duñu grève duñu def fenn dañuy boole li ñu neexal li ñu nakari di job kon nag nañu dimbaliwaat jàppale secteur artisanat yi bu baax loolu laay dellu di ko ñaan loolu moom neewoon sama message dafa naa di la sant bu baax bu fekkee question yi mat na waaw mais maa ngi lay jaar bu baax a baax di wax nag nit ñi nañu seetaan RTT parce que mooy télé bi gën ci Thiès télé artisan yi kon nañ ko jàpp bu baax kon affaire bi RTT la n'est-ce pas kon baax na jërëjëf. ok jërëjëf kon nag mbokk yi sànq ba tey yéen a ngi gis maa ngi woon ca góor ñi laa doon interroger mais ba tey rek ñu ngi taxaw ak kii nga xamante ne mooy Coumba Cissé muy présidente d'organisation bi Coumba ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay di leen ziar bu baax. Coumba tey jii ñu gis la fii ngay organiser li nga xamante ne ni mooy grande défilé de mode bi tailleur yi di amal. waaw loolu am na comme bu ñu nee 24 décembre rek tudd défilé rek xel yëpp day dem si regroupement des tailleurs de la région de Thiès loolu mooy fii suñu teewaay tey ak nekk ci organisation bi boobu ba léegi ñu ngi si daal waaw ñu ngi si organisation bi moom. ñaata at a ngi nii yaa ngi nekk présidente organisation des tailleurs. waaw nekkoon naa si organisation nekkoon fa ñu ubbi fa suñu bureau ñu ma nekk fa président d'organisation
mais ren bi président Seck falo ci laa nekk président d'organisation laa nekk présidente d'organisation bi mais muy kon tey jii bii mooy sa premier événement. waaw bi mooy sama premier événement waaw. mbaa lépp li ci war rek yaa ngi koy def. waaw am nañ ci yaakaar ndax depuis boobu ba léegi tooguñu ñu ngi jóg te miin nañ ko tamit ndax fekkoon nañ ñu nekk biir organisation miin nañ affaire yi depuis boobu ba léegi 8 ans ci ren su défilé amee rek dañ ciy nekk kon suñu jëlee def ñu président d'organisation fekk ne miin nañ affaire yi miin nañ ko miin nañ ko bu baax. waaw kon ñu ngi lay jaajëfal di la bàyyi nga wéyal sa liggéey rek comme danga ci nekk. waaw loolu la moom ñu ngi ci nii gis nga góor yàlla yi ak yaay faal yi ñu ngi ci boobu ba léegi tooguñu am na ñu bàyyi tamit beneen équipe bi ñu ngi si waañ bi di toggal pour góor ñu lu ñu lekk dañ toggoon añ indi añ pour góor ñu mën a xewlu am na nag ñu fa bàyyi beneen équipe moom tamit ci fajar ba tey xale yi ñu ngi fa macha allah nekk ay liggéeykat. kon ba bu ñu demee ba ci kanam dina gis beneen kumba. yaakaar naa loolu nag. waaw xam naa dinañ am nu ñu def daal bu ci kanamee ndax xam nga ñun comme tailleur lañ solo simiku lañ am. comme dañuy solal ñeneen ñi. bu solu jotee yaakaar naa buñ nee sañ sa dama naan yëfu tailleur la. kon daa yéen a ngi pare taaral bés. est-ce que pare wuñ ko ba pare nii. man loolu dina ma neex de. daa mel ne pare woon nañ bu yàgg. te li tax tey tamit ñu ciy gën a sawar daaw ñu am lii mosuñu am télé. tey bi RTTV ñëwee fii ñun dañoo kontaan. biñ ma fekkee sama marché koro def introsé biñ ma ci laajee dama ne lii suñu yëf la lii ñun ñoo ko moom jéggaani wuñ ko fenn buñ daan def organisation ni dañ matinal bi dañ daan photo dugal ci suñuy groupe mais tey jii ku taal télé bi da ngay gis ne regroupement bi ñu ngi avancé nañu seen niveau dépassé na fii te incha allah télé bi dañuy ñaan ñu koy seetaan partout dans le monde. waaw mu mel ni yeneen édition yi da ngeen doon jël télé dem di jéggaani ji feneen di wuti ji télé pour mu ñëw couvrir leen seen événement mais ren jii nii li ngeen moom ngeen téye dañ koo téye ni ci suñu loxo lii ñu nag moom mooy bët ak li ci ñuul ak li ci weex benn dem bàyyi moroom lu leer laa la wax li ci des tam ma bàyyi ba ngoon rek. incha allah man daal ngoon laa yàkkam. waaw bu ngoonee rek. président dina am fu mu génne ak stafam. baax na man maa ngi lay xaar ci tapis rouge bi. waaw loolu dina nekk incha allah. ok ñu ngi lay jaajëfal bu baax. ok mbokku téléspectateurs yi ba tey rek ñu ngi ànd ak yéen ci xew-xew bu mag bi nga xamante ne ni regroupement des tailleurs de Thiès ñoo koy amal fii nga xamante ni mooy manufacture ànd seeg la télévision RTT TV télé bi nga xamante ne ni moom la Sénégalais yëpp taamu moom la Thiès waaye taamu muy tere artisanat ba tey rek ñu ngi toog ak kii nga xamante ne ni mooy tonton Youssou Cissokho tonton Youssou ñu ngi lay nuyu. ok maaleykum salaam. ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di kontaan tam ci seen liggéey waa RTT télévision des artisans waaw plus particulièrement regroupement des tailleurs de la région de Thiès waaw ñu ngi kontaan ci seen teewaay di leen nuyu di leen gërëm di kontaan tamit jërëjëf. waaw tonton Youssou nga nekkoon commissaire au compte tey ñu jëlee la foofu noonu indi la fii nga xamante ni mooy commission finance. waaw parce que commission au compte. léegi lu tax ñu def ko commission finance parce que commissaire au compte booy xool dañ la daan andi rapport rek mais léegi pour mu gën a élargir pour plus de transparence moo tax président am idée wu ñu def ko commission finance pour permettre ko au moins muy saytu lépp luy regroupement bi di dépenser ak lépp tamit luy regroupement bi di am bu ko defee pour plus de transparence mën a am ci liggéey bi tamit xaalis bi dugg ak buy génn yëpp mën a leer ci bopp nit ñi loolu moo tax ñu andi commission finance ci regroupement des tailleurs de la région de Thiès. est-ce que lépp li nga xamante ne ni moom la sa liggéey soxla est-ce que yow jox nañ la maanaam li nga xamante ni moom nga soxla yëpp ba mu doy. waaw booy xool en fait ñu ngi ciy góorgóorlu daal du ma ni lépp mat na mais ñu ngi ciy góorgóorlu xam nga boo andee lu bees. xëy na peut-être day am yenn yi sooxee mais yooyu yëpp c'est à corriger daal ndànk-ndànk lañ koy corriger ba nga am lépp lu ñu bëgg parce que li ñu bëgg mooy lépp lu ñuy organiser muy bépp manifestation buy tailleur di organiser rek te regroupement bi di ko organiser li ñuy dépenser yëpp commission finance xaalis buy dugg bu ne day jaar ci moom avant muy àgg ci trésorière buy jógee ci trésorière aussi day jaaraat commission finance mu gérer tam dépense yi pour plus que ñu mën a mesurer suñuy dépense mën a xam tamit luy dugg ak luy génn ak yëpp daal ñu mën koo teg ci yoon ba nga xam ni faay yi du bëri daal ba pare képp ku ciy dugal sa xaalis ci regroupement bi di nga xam sa xaalis fu mu jëm
parce que xëy na boo gisee président tam taamu ma ci commission boobu ndax tamit commissaire au compte laa newoon am liggéey bu ma ci doon liggéey loolu ñu ne wax dëgg yàlla sa liggéey bëri na waaye am na doon nga ci def lu am solo mais dañ la gën a bëgg a jox autorité boo xamante ni pour permettre la xam commissaire au compte da ngay calculer rek gérer rek kii waaw mais léegi nag pour permettre la lépp li nga war a def mën a saytu bu baax doo am limite ci lépp loo xamante ne regroupement bee ko moom ñun amuñu ci limite wax dëgg yàlla président daf ñu ni amu leen limite ci lépp moomeelu regroupement bi commission finance amu leen ci limite lépp ngeen di gérer amul lenn loo xamante ni war na dugg war a génn te nekku leen au courant ndax bu ñu déggee dara war a génn sax dinañ ma ne commission finance kat nangam war naa am ma ne ok ba bi mujj gi bi ñuy organiser lii sax am na benn instant sax dama naan lépp luy dugg comme ni may noté bind jël samay facture rek lépp dama koy jël parce que boo bàyyee en général parfois comme commissaire trésorière xam nga sañul ñu ne ko génneel du génne waaw parce que kon su boobaa doo contrôler dépense yi ndax dañ ko naan génneel mu génne mais léegi nag bu dee balaa ñu ko naan génneel foofu ñu ne finance xoolal li muy génne waaw kon boog bëgg nañ teg regroupement bi ci yoon ba nga xamante ni daal wax dëgg yàlla fépp fu ñuy séntu pour regroupement bi àgg fa mu àgg foofu ci loolu daal ci charte yooyu lañ tege te lépp moom ci xaalis lay jóge xam nga xaalis ci la avancement nekk lépp mënuloo avancer te yoruloo xaalis kon boog sa xaalis tamit faw nga saytu ko saytu bi mooy ni muy duggee ni ngay dépenser ak say dépense faw nga koy gérer tamit quand même ndax manifestation lépp looy jóge boo gérer wu say dépense rek parfois tam mën ngay am au lieu que ngay gagner ci say manifestation ay perte nga ciy am waaw loolu moo tax nag